le point de la rédaction mbokki internet yi Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte ak kontante teewaat fii fas yéene jukki lenn ci actualité bi nga xamante ni mi ngi am ci réew mi ñu fas yéene ci faram-fàcce joxe ci suñu xalaat Moustapha Mbaye laa ci àndal Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di am mbégte rek à chaque fois di ñëw fii di waxtaanee lépp loo xam ne ñeel na actualité bi. ay ca lenn ci actualité bi nga xamante ni tey nag bëgg nañ ko waxtaane mooy bâtiment yi nga xamante ni Moustapha ñi ngi fii ci Ndakaaru te nekk ci yenn état yoo xam ne si di jéggi na dayoo te ay nit dëkk ci mu mën a nag daal di daanu ci seen kaw waxtu wu ne ndax ni nga xamante ni mooy bâtiment yi màggataay yi nga xamante ni amee nañ ko donc ci fan yi la ñu génn di bërki démb sax la fële ca Kër Massar ñu gis benn bâtiment bu fa effondre benn dal bu wàcc ci kaw benn jigéen bu nekkoon ci li nga xamante ni moom mooy weeram maanaam dafa tolloon ci diggante nekk jigéenu wéerul ba mujj sax mu ñàkk bakkanam ñi koy jaal ay mbokkam di ko jaal ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay jegeñaaleem donc mu nekk nag loo xamante si ni jar nañ ñu taxaw def ci ab seetlu xoolaat bu baax bâtiment yi nga xamante ni ñi ngi fii ci Dakar te nga xamante si ni dañu nekk ci yenn état yu jéggi dayoo ñu waxtaane ko man ak Moustapha waaye ak yéen tamit yéen ñi nga xamante ni yéenay seetaan man ngeen a joxe seen xalaat ci li nga xamante ni moom mooy commentaire yi ngeen wax seen xalaat bu baax a baax dinañu soxal ñu am li nga xamante ni moom ngeen di xalaat ci jëm ci mbir moom la Moustapha Mbaye comme ni ma ko waxee bâtiment yi daanaka Dakar bari na ay bâtiment yoo xam ne si nii buñ la waxee ay nit a ci dëkk sax doo ko gëm tellement état bi ni mu mel ba pare ak tabaxaay bi ni ñu koy tabaxee da nga gis koo xam ne si nii moom yoonam nekkul ci fondation bi moom nay tabax rek muy jëm kaw muy tabax di tam xamul ba xam fondation bi li ñu koy teg attan na ko wala attanu ko ba pare muy wëlbatiku di luye ay nit ñu ciy dëkk te ku xam dëkkuwaayu Dakar ni mu mel ak nawet bi bu dal yi tooyee géej ju mën a jur alors yow bala ñuy ñëw ci loolu sax ma bàyyi la rek nga def sa commentaire ci li nga xamante ni xew na Kër Massar muy dal boobu wàcc ndaw soosu nga xamante ni dafa tolloon diggante ba mu ñàkk ci bakkanam ban jàngat nga ci am ba pare. waaw mi affaire bu yërëmtalu di lu daw yaram aussi tamit parce que man bi ma déglee papi xale bu góor bi ki nga xamante ne moo jur jëkkëru ndaw si nga xam ne moo ñàkk bakkanam muy wax anam yi mu génne ak ñàkkee bakkanam di wax aussi tamit ni kooku bu mu seex léegi yàggul bi moo doon première ëmbam bi mu see yàggul fii daf fi jaaroon rek waroon dem sëy yeggale ji après Touba yàlla moom ko fi bakkanam donc mii loo xamante ne rek dee na ci anam yoo xamante ne vraiment encore une fois ñu ngi koy jaalee famille boobu yëpp nekk fële ca Kër Massar di mbir moo xam ne nag pour man dafay interpeller waat askan wi parce que fii mënuñu comprendre à chaque fois bu nawet ñëwee rek mu am ñu ñàkk seen bakkan ci ay dal yu daanu seen kaw wala kër bi daanu na seen kaw wala mur bi daanu na seen kaw donc loolu pour man mbir la boo xamante ne war nañ ci jóg parce que nawet bi day doog a commencé kese te bu ñu moytu dina am ay yeneen kër yu daanu ak ay yeneen mur yoo xam ne dinañ daanu ci kaw nit ñi et loolu nag war nañ ci wan a jëm ay pexe ñi nga xamante ne ñooy ay maire nekk ci koñ bi nekk ci gox bi ñu jéem a def comme ni ñuy def xam nga am na maire yi ñoom boo commencé yokk sa kër di nga gis kenn ku ñëw taxaw léegi ne ndax am nga autorisation pour yokk boo commencé yokk rek léegi nga gis maire yi en tout cas fële Guédiawaye moom c'est comme ça boo commencé yokk rek boo commencé woon jël ay briques di teg rek léegi nga gis kenn ku ñëw ne ndax am nga autorisation ngeen xool nu ngeen def ndax war nga yokk wala waloo yokk noonu nag la ñu waree wër xool bâtiment yi nga xamante ne tey ji ñi ngi menacé ruine ñu fexe ñi fa dëkk ñu xool naka la ñuy def ak ñoom soit ñu déloger leen wut leen fu ñu leen loger wala ñu génnee leen ñoom ñu dem wutu ji fu ñu dëkk ji parce que bu ñu ko defulee ay famille wala ay nit mën nañu ñàkk seen bakkan ci ay loo xamante ne après nu ñuy mujjee après ay dégâts la ñuy rek nekk fii di constater war ay dégâts te ay mbir la yoo xamante ne nag war nañ ko mën a prévenir même si bu dul lépp parce que mënoo dëkk ci kër mii taw benn partie bi di xàppatiku di daanu yow nga toog di ko fa xaar mii taw ndox mi di jaar fu nekk te nga ne dal la ñëpp xam nañ ne dal surtout dal yi nga xamante ne ciment kese lañ doon def lal ko amul brique yi amul yooyu yëpp benn côté bi di xàppatiku fii di daanu fii nga toog parce que amoo foo dem mais lépp njariñ la nga fekkee même boo amul foo dem sax je pense que da ngay war a jël say matuwaay ba nga xamante ne kër gookat wala néeg boobu di nga fa génn parce que lépp kat bakkan moo ko gën. li nga wax am na solo Moustapha mais aussi surveillance bi ci yenn bâtiment yi également je pense que nguur gi war na ci taxaw bu baax parce que da ngay gis yenn bâtiment yoo xam ne si ni yow mi nga xamante ni doo ci dara da nga romb rek di dem boo ko xoolee bu nee la fii ay nit ñi ngi ci dëkk sax yow sa yaram dafay daw da ngay tiit tellement bâtiment bi ni muy mel ba pare nguur gi waxu ci wala ñi nga xam ne si ñoom la ñu dénk loolu
waxuñu ci ñi ngi bàyyi bâtiment yooyu ñuy dem di nit ñi di ci dëkk di ci continuer léegi bala ñuy wax rek il faut jéeye am pour ñu soog a wax comme si ñun il faut dara maanaam il faut dara xew rek pour ñun ñëpp ñu wax bu loolu jeexee après pare nañ ci parce que lii ay at ci gannaaw doon nañ ci wax bi ñu amee ay immeubles yoo xam ne doonoon daanu fële ca Médina nga xam ne si nii juróon na fa aussi jéeye boo xam ne si nii bu metti la ñu wax ci ñu naan bâtiment yi il faut ñu bàyyi ci xel mu mujjee nekk pënd boo xam ne si daanaka dafa benn feu de paille boo xam ne si nii dafa jóg rek wàccaat kenn waxaatu ci nit ñi ñi ngi continuer di tabax ni mu leen neexee ñi ngi continuer aussi di dëkk di louer ay bâtiment yoo xam ne si nii daanaka ni nga ko waxee dafay menacer ruine ay nit dëkk ci donc loolu nekk na problème suñu problème en tant que ñun suñu société sénégalaise bi nga xam ne si moom la ñu am. xam nga dañoo nekk benn société boo xam ne société ndaysaan la lépp looy def côté politique lépp yow na nga fexe ba am ndaysaanu askan wi c'est-à-dire ñu yërëm la léegi nag ndaysaan boobu après lan lay jur bu ñu la yërëmee après lu ñuy def duñ jéem a xool lan moo nekk ci ginnaaw dafay bloqué suñu réflexion léegi su koo xam ne dafay luubal lu nekk sàcc def mais bu ñu ko tëjee bu defee 3 mois rek ñëpp dañuy taxaw nañ ko bàyyi mu ñibbi këram parce que dafa am njaboot parce que bàyyi na kër doom parce que bàyyi na yaay parce que lii mi ngi noonu duñu bëgg affaire yërëmtalu à telle enseigne que tey ji boo fekkoon benn bâtiment wax yow mi ko jàng xam nga ne bâtiment bii kat nit waru féete nga génnee leen dañ naan ñi bàyyi leen boo leen génnee fu ñu jëm wala xam nga affaire waaw émotion boobu ñun moo ñu sonal ci yu bëri émotion boobu nga gis ki yoo xam ne dafay taxaw ci tali bi mu leen rek kii waru fee jaayee nga ne ko jóge fu ma ne damay dimbali sama yaay ak sama papa su ma fi jógee fan lan laay liggéey ak fu ma jëm ñu taxaw ne ndeysaan xoolal père de famille yu mu jël teg leen fële te ñi ñëpp doon dimbali ay waaju tey ji amuñu fu ñu jëm or kooku li muy def xam na ne du yoon donc ce qui veut dire que à chaque fois dañuy bëgg di yërëmtalu di dem ndeysaan di jouer ci sentiment wu nit ñi or dëkk kenn du ko yore ak sentiment dañuy faral di wax naan un homme d'état son cœur doit pas être dans sa poitrine mais dans sa tête c'est-à-dire bopp bi xel bi ak xol bi moom nga war a cumuler mais bu fekkee ne da ngay dawalee sentiment foo toll moo xam ngay élu locaux moo xam nga nekk ci beneen fànn boo dawalee sentiment foo toll amaana li nga bëgg doo ko am ci askan wi. et puis mooy tax sax des fois nga jël benn décision askan bi jóg nga daal di delluwaat ginnaaw. mais da nga ciy dellu ginnaaw mais problème taalibe lan la. problème marchand ambulant lu tax mënul jóg Sénégal parce que sentiment la ñuy jiital képp ku jóg wax ci rek boo moytu après di nga am problème ba mbir mi du yegg maintenant bu ñu revenir ci li nga xamante ne mooy bâtiment yi nga expliqué léegi yoo xamante ne day leen nit waru fee dëkk mais weñ ngaa nga bañee ca mbànjaxaan ba xam nga lu tax tey jii mënuñu am tey jii ay écoles yu mag yu fi nekk ñiy jàngalee génie civil ñoo xam ne tabax rek la ñuy jàngal dañ lay wax tabax bi nu mu demee brique bi nu mu demee nan lañ koy composé yooyu la ñuy jàng ciment bi coût dal bi nan lañ ko war a defee yooyu la ñuy jàng te ay jeunes yu ndaw la ñuy doon mais ñu bëri si ñoom ñu ngi chômer actuellement pourquoi parce que dafa am benn système traditionnel boo xam ne ba léegi nangu ñoo rompre ak moom man dama nekk ci kër gi di liggéey maçon ma topp sama papa nekk maçon ma topp ko ñuy nekk ci yenn année ñuy liggéey di liggéey ba si yàgg am naa benn expérience bi d'accord am na lu ma xam mais technique traditionnelle boobu paa bi di ma jàngal amaana am na modèle moderne yoo xamante ne ak dosage yoo xam ne xaw ma àdduna day dox donc léegi man su ma demee benn moment bi peut-être sama xam-xam say yeggul fenn fi ma ne entrepreneur la commencé encaisser ay chantier su ma encaisser ay chantier mën naa tabax benn R+4 R+5 yu bëri ump na ma ci tabax yu bëri ump na ma li ma xam rek mooy dal ak kii négocier naa ba jot chantier bi bàyyi fa le génie civil bi nga xamante ne tabax rek la jàng boo ko joxoon def loo xam ne si ne xaalis bu bëri ci njàng xaalis mi ngi noonu mi ngi noonu léegi kooku nag nga xamante ne dafa jàng affaire ba am xam-xam bi joxuñ ko c'est-à-dire dañoo jël plan su Jean ñu teg fa Paul place su Paul ñu teg fa Jean loolu moo njëkk indi problème bi léegi kooku nag ngay teg nga xam ne maîtriser wul tabax bi xamul bâtiment nu mu dem moom li mu xamoon rek mooy jël brique teg di tabax en tout cas daal mën na tabax peut-être am na ay relation mu jot ci benn koppam ne que damaa bëgg a tabax fii kër mu ne wol Mahfous ma le maçon bu aay la ma woo ko jox ko sama tabax mu dem defal ma ci ay feeru sew yoo xamante ne ci dal bi waxatuma loolu bâtiment bi yépp suuf la presque mur yi boo ci okk ñaaroon mu xoosu bâtiment bi am fële Kër Massar dam bi doon témoigné kenn ki lu wax neen tabax bi yàggul tabax bi yàggul loolu la préciser ñëpp di ko dégg waaw bâtiment boo xam ne benn immeuble boo xam ne dafa wàcc te immeuble bi pareegul ñu koy tabax mais liggéey bu bon mooy waral loolu immeuble bi sax pareegul mais loolu Mahfous amul loo ko mën a qualifier lu dul liggéey bu bon amul loo ko mën a qualifier lu dul liggéey bu bon parce que je pense que liggéey bu baax dëgg du def loo xamante ne pareegul sax mi wàcc te loolu buñ bàyyi woon ñi nga xam ne ñoo war a jël seen liggéey ñi moom liggéey bi ñu def ko je pense que problème boobu yàlla mën nañu suturaal beneen mbir bi mooy tamit ñi nga xamante ne ñooy tabax xam nga nit ku nekk tamit kër affaire du ay caaxaan yow bu fekkente ne bëgg nga xaalis wala mënoo même bu ñu la joxee seetal koo xam ne am na xam-xam wala moo si tane mais am na ñoo xam lu ñuy wax sama kër gi daal na pare rek yow da nga am sa kër benn maçon ñëw defal la devis facture la 5 millions waaw
ñi nga xam ñooy tabax également. mi ngi noonu da ngay am maçon ma ñëw ma facturer la 5 millions neen 5 millions laay defal dallu nekk yi nga ne keneen nga gis sa beneen copain nga dem gis dóor à côté dóor na la waaye 5 millions la wax sa waay da ngay fontu man kii ba ma ko joxee 3 millions ma dalal la ko romb la nga dem 3 millions de 15 jours nga ñëw dugg yàq sa famille. waroon a am fer 8 mu def fa fer 6. mi ngi noonu ciment bi mu ñu koy ñor fu mu waroon def 10 sacs mu def fa 5 sacs. yow nga ne waaye saa waay ñii dañuy jaar si kaw nit ñi. dañuy wax ni ñi nga xam ne si ñoom moom kër yi également dañuy wax ñi ci bëri kër yi ñu dëkkuñu fa. dëkkuñu fa donc ñoom tabax di mën di am seen weer ñu leen di fay seen location jeex na donc nu ñu ko tabax rek baax. waaw loolu xam nga problème la léegi. yenn conditions yi sax duñ ko des fois nga gis koo xam ne kër boo xam ne si nii amul ndox. kër boo xam ne si nii moom moo waroon a assurer ndox mi kër gi am ndox mu koy luyee ba pare kër gi amul ndox mi du dem fet du yéeg parce que ñi nekk ci suuf ñooy am ñi ci kaw duñu am te moom yoonam nekk ci yoonam du si nekk nga fay ko xaalis léegi bâtiment bi mi ngi màbb wala fii affaire yoonam nekk aussi yoonam du si nekk loolu yëpp moom moo ko waroon defar mais parce que dëkku fa kër yu bëri yi ngay gis ñuy waaj a daanu si ëpp bon du ñëpp nag mais am na ñoo xam ne ay locataire lañ ci biir kër yi dëkkuñu ci kër gi moo tax lu leen xel dañuy gis sax kër ga bu ñëwee ci kër gi weer dañuy jël seen xaalis dem duñu defaraat wala bu nawet bi di ñubbi si xam nga lañuy bu nawet bi di jege si nii gis nga ko fi si ay kër bu nawet bi di jege si da ngay gis paa bi borom kër gi ñëw daal di commencé rakiste yi nga xamante ne def na ay fissure mu woo maçon bi okk taaf ciment dem yi nga xamante ne mi ngi doon xaw a gré mu okk taaf daal di peinture daal dem si kaw fi nga xam ne da doon taa ndox mu jéem ko def ko kii mais xam nga yow tamit ay tappale la yoo xamante ne ñi dëkk ci kër gi sax respecté woo leen parce que pour man boo leen respecté woon doo doxalee noonu bu fekkente ne nag yow lii mooy sa gagne-pain si ngay liggéey def lépp pour man doon na gën a normal nga respecté ñi fa dëkk mooy nga génnee leen kat ñu génn nga ne saison bii kat wala année bii kat dinaa toog muñ 6 mois wala dinaa toog muñ 4 mois mu jàll ma réfectionné waat sama kër dugalaat si ñu may dugal loué ñi may loué mais dañuy yaakaar ne bu ñu ko defee sax xaalis dina leen raw bu ñu ko defee tamit dinañ dolli xaalis et je pense que loolu tamit autorité war nañ ci gën a mën a jël seen ay responsabilités c'est-à-dire képp koo xamante ne maire nga nekk ci koñ bi gis xam nga dara umpule ci ay bâtiment aussi il est zone bi nga xam ne yooyu leen gérer lépp lu fay bâtiment boo xam ne mi ngi waaye daanu nga taxaw si est-ce que xam nga ne tey jii fan yële passé ñu ngi ko doon def fële ci Guédiawaye ñi nga xamante ne ñëpp dañoo tabax mu génn nii occupation voirie bi waaw bu ko ñëpp defee mbedd mi day xat léegi ñoo ñëpp nag ñu dagg ko daaneel ko nga gis da ngay toog sax nga ne kon man xalaatuma woon ne lii bokk na ci mbedd mi dafay leer nañ mais xam nga ñooñu di def loolu tey ji xam nañ kër yi nga xamante ne kër yi du kër yoo xamante ne war nañ fay des ba tey pour moi ñooñu ñoo war a jël seen ay responsabilité wax ak ñi nga xam ne ñoo moom kër yi ñu trouver terrain d'entente naka la ñuy def ba ñu évacuer kër yooyu ñu dëkk dem mais sinon bu ñu ko defal ci surprise dañuy dëkk ak ci mbetteel parce que lépp loo xamante ne ci wàllum kër la domaine kii wak yooyu yëpp am nañ fi ay kër wala ay bërëb wala ay direction yoo xam ne ñoo ko yor bu dépasser municipalité bi waaw ñu def seen rôle na mu ca waree voilà dagguma la ñooñu aussi war nañ bu ñu jógee ci ñi nga xam ne si ni ñoom ñooy dëkk ci kër yi ak ñi nga xam ne si ñoom ñooy luye kër gi war nañu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu wàllum kër dëkkuwaay ak yooyu mooy kuréel yi nga wax tudd fii léegi ñu teg leen fi askan ñu war fi nekkal askan bi donc ñoom aussi war nañu wax ci ñoom seen liggéey ba xam ñi ngi surveiller te parce que nit bu tabax rek kenn surveiller wul li muy tabaxee kenn xamul ñaata fer bi lii la waroon a nekk est-ce que loolu la ci def béton est-ce que lii la waroon def ci bâtiment bi est-ce que tamit surveillance boobu saytu boobu est-ce que du foofu la ñu fayire mais xam nga parce que nit buy tabax ba pare maanaam amul benn surveillance boo xam ne si ni jóge na ci côté état tabax immeuble ba mu egg kenn ñëwul constaté xool est-ce que yow li nga faroon def nga ko ba immeuble bi pare kenn xamul nga jugal ci ay nit. xam nga état bi lan lay contrôler c'est-à-dire comme tey ji par exemple bu ma la jëlee parcelle wala yenn parcelle am na kër yoo xam ne autorisé wu ñu am na diwaan yoo xam ne autorisé wu ñu am 3 étages. xam nga am na tamit fii Sénégal diwaan yoo xam ne autorisé wu ñu am 4 étages parce que dañoo jàpp ne suuf si mënu koo dékku. xam nga état bi loolu la mën a xool dafay mën a gis ne keekat mi ngi dem 3 bi nu ko dee taxawal fi zone bii nga dëkkee waroo feete 3 R+3 waroo fay am. loolu mën na ko mais tey ji xam nga ki nga xamante ne dafa yor xaalisam di tabax mu dem autorisation de construire ñu jox ko loolu la sekkoon na état parce que autorisation de construire duñu la ko joxee noonu dañuy xool ndax fi nga nekk kenn moomu ko waa zone bi tamit war nga fi mën a dëkk ndax ndox beeg yooyu yëpp ñu xool doog la jox autorisation de construire nga construire ko c'est toute une procédure léegi kooku nga jox autorisation de construire après nag léegi moom responsabilité am la parce que moom moo fay dëkk ji wala moom mooy luye kër googu mooy léegi responsabilité am la mu xool tabax bi naka lañ koy defee léegi ci kaw tabax bi naka lañ koy defee nag bu fekkee ne dafa daje comme dafa bëgg lu yomb tey ji par exemple mënoo jënd sa terrain boo xam ne mi ngi fële sa Sindia
benn diwaan boo xam ne kenn dëkk ko fa nga fay tabax foofu état wala mënu la yebal ab maire wala mu yebal ab gendarme mu ne dama xool jëkkële lu muy tabax fële mënul nekk ñaata tabax ñoo judd chaque jour donc loolu c'est impossible léegi nag ki nga xamante ne moom moo yor xaalisam di tabax tey jii benn Mahfouz bu yoree xaalisam di tabax këram moom mooy responsabilité am xam ne ay nit ñoo fi dëkk si ay nit ñoo du dama koy luyee rek xam nga am na ñoom idée boobu la ñuy demee man damay am sama kër Dakar am benn terrain Sangalkam ma ne parce que damay loué terrain Sangalkam bi rek du ma fa sax dem damay am sama benn boo xam ne su ma xëyee woo ko filmeel ma ko alors fotal nga ma fu ñu toll lu ñu def xamuma dal bi na lañ ko defaree xaw ma dara lu ñu def dal bi fu mu toll filmé nañ monté nañ buntu yi def nañ li waa baax na acca tëpp location bi dama koy commencé léegi balaa ngaa par sax nit ñi ñëw ne damaa bëgg location nga loué leen ko ñu dem ñuy loué xamuñu nu mu demee te am na bâtiment yoo xam ne comme ni ñu koy waxee ni li dañuy menace ruine mais ci biir la ñuy xuuree ci biir la ñuy lekkoo parce que ndox maa ngi taa si kaw. foo xam ne si nii dafa jege tàgguma la foo xam ne si nii dafa jege géej comme zone géej waaye littoral bi nga xam ne si nii géej gi xam nga dafa am benn effet bu muy def ci li nga xamante moom mooy fer yi nekk ci kër yi daf koy ruiner fer yi da ngay jékki fer di dagg ci biir te yow doo ci xam dara da ngay jékki-jékki rek bâtiment bi wàcc niñ ci bàyyi xel bu baax waaw moo tax may la parfois c'est imprévisible parfois am na yoo xam ne da ngay toog di gis mi kayetiku nii nga xam ne lii fu mu jëm di sotte moo tax léegi. tuile xam nga tuile dafay dégager loolu. waaw nga xam si moom moo yàq fer yi. daf koy dégager. mais gis nga fu mu daan tabax da ciy def tuile. mais tey jii dafa am lu am tamit am na ay tabax yu baax yu fi am ay tabax yu baax ak brique yi ñu koy defaree brique yooyu nga xamante ne urdu yi waaw moom lañ koy defaree ay tabax yu dëgër yu wow koŋ ñu nekk fii ci wetu géej gi ci booru gàddaay bi booru amoo sis bekk yëpp coccu la ñuy def dara du leen jot nga xam ne kii maçon bi ko defar liggéeyam foro ko. xam nga loolu lu nekk da nga koy jox ki ko moom place journaliste bi nga teg fa journaliste boo xamante ne dafa jàngoon métier am diplôme am place médecin bi nga jox ko médecin am mais xam nga Sénégal dafa bëri dafay dëkk boo xamante ne ñëpp dañuy réclamer expert koo gis rek man expert laa si domaine war a xarañ naa sama domaine loolu mooy li gën a garaaw ci mbir mi ba tax na nag lu nekk boo ko joxee ki ko moom rek pour man je pense que problème boobu war nañ ko mën a régler ñiy liggéey di jox maçon yi nga xam ne war nañ ko liggéey ak tamit di dëkk foo xamante ne war nañ faa dëkk parce que mënoo dëkk foo xamante ne tamit dafay guus di taa ndox mi di génnee ci suuf nga dëkk fa foofu mënul ànd ak ay miiru dëgër wala fondation bu dëgër. kon mi ngi noonu ni nga ko waxee la en tout cas war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ci ni ñuy tabaxee ak dëkkuwaay ak yu nu mel si rawatina période bi nga xam ne si ni période nawet la nit ñi daanaka dañuy ne seen kër yi day taw ba tooy. te bu taw mur yi moom bu tooyee daanaka mën na wàcc ci seen kaw. koy moytandiku bu baax a baax Moustapha xam naa foofu la ñuy daal di yëkkatee jotaay bi dama lay bàyyi rek parce que Dóor waar muy noonu ci gannaaw gi ma def si. ma bàyyi la rek nga daal di tàggatoo ñu daal di yëkkati jotaay bi. waaw fi may tàggatoowee rek mooy di massaw parce que c'est pas la première fois ma fii am yàgg na fi am Dakar Plateau fii am na fii da nga koy gis dégg Médina da nga koy dégg fu nekk amul gox boo ko dul dégg ci Sénégal. bâtiment yoo xam ne dañuy menace ruine wala bâtiment boo xam ne daanu na si ay nit wala bâtiment ba muy daanu kenn nekku fa donc loolu loo xam ne yàgg na fee am tamit ñiy ñaan rek ñi tamit koo xamante ne dëgg si bâtiment boo xamante ne am na yenn fissure yu mu def ak yooyu tamit dëgg la nag location métti na am na génn dem wuti ji feneen dafay xaw a jafe mais tamit njariñ la nga fekkee nga jël say matuwaay soo ko defee rek je pense que yàlla mun na sutural waaye dëkk ci benn aw ma fu ma dëkk ba des si benn bërëb ba sa bakken des fa su boobaa tamit dafay gën a garaaw balaa maa terminer aussi ma nuyu sama benn grand bu nekk États-Unis moom Californie la nekk daf ñuy suivre à chaque fois Matar Cissé la waaw Matar Cissé moom su ma ko waxee rek dañuy suivre ñoom waa diaspora bi aussi dañuy suivre lu bëree bëri moom ak ñeneen ñëpp ñoom Ablaye ak ñoom ñëpp dañuy suivre ak mer naa ni ñoom ñëpp tey damay may dédicace waaw ñooñu vraiment waaw dañuy suivre di ñu encourager di suivre plateau yi ñu leen di jaajëfal ñoom ñëpp parce que si ñoom ñoo tax ñuy continuer parce que bu ñu defoon benn édition am 0 vue dootuñu yeggaleeti bu ñu defoon wala ñu am 10 vues wala 15 vues dootuñu yeggaleeti mais bu ñu demee ba yegg ci benn visibilité boo xamante ne am nañ ko ci au niveau de la toile ñoom la ñuy remercier di leen jaajëfal ak képp koo xamante ne doo rate suñu plateau yi xam ne bu ñu tuddee bu ñu tudd ñu ngi lay jaajëfal. kon Moustapha ni nga ko waxee rek ma daal di ñaaxat ñi nga xam ne si ñoom ñoo dëkk ci bâtiment yooyu nga xam ne si nii dañuy menacer ruine ñu bàyyi xel bu baax a baax que ni seen bakkan moo gën a fort ay fii aw ma feneen fu ma dem ak yu mel noonu comme ni nga ko waxee bu ñu nekkee ci kër gis ne kër gi kat am na ay jafe-jafe
am na loo xam ne si ni baaxul nañ ko signaler ki nga xamante ni moom mooy borom kër gi su fekkee nangu koo defar ñu dem xooli feneen te bañ a toog rek naan amuñu feneen fu ñu dem ba nga xamante ni jéeya mën na ci am te bakkan moo gën a for lépp looy gis mbokk yi loolu lañ leen idaloon tey comme ni ko Moustapha waxee nag di sant bu baax diaspora bi nga xamante ni duñu tàyyi duñu suivre suñu plateau yi nga xamante ni koy amal tous les jours di waxtaane actualité tey nag ngeen dégg lañ ci doon waxtaane muy problème bâtiment yi nga xamante ni am na ci réew mi mu ngi ci surtout Dakar ak nawet bi nga xamante ni dañuy menacer ruine donc Dóor waar moo nekkoon ci li nga xamante ni moom mooy technique bi benn nit ñetti caméra waaye aussi ñi nekk ci biir réew mi également duñ leen fàtte parce que ñoom tamit dañuy suivre bu baax a baax donc sunu gaalu ñëpp la sunu gaal àdduna la ñëpp xaj nañ ci donc ñëpp xaj nañ ci gaal gaa ngi noonu ñëpp xaj nañ ci ñu ngi leen di jox dig daje suba incha allah ak yeneen actualité jàngeen jëf